Yalla dalna chiman Helu borombi yalla ganesi namma Helu borombi yalla barkel namma Yunne nama mayegle fune bane kham Helu borombi yalla dalna chiman Helu borombi yalla ganesi namma Helu borombi yalla barke namma Yone nama mayegle fune bane kham Helu borombi yalla danna namma Nama yegle fune ngoro Yesu Krista Emasani badyule wet mane udole Summa fit ange now summa musalda Helu borombi yalla dalna chiman Helu borombi yalla ganesi namma Helu borombi yalla barkel namma Yone nama mayegle fune bane kham Helu borombi yalla danna namma Dama yegle fune ngoro Yesu Krista Emasani badyule wet nanye udole Summa fetange now summa musalga Helu borombi yalla dalna chiman Helu borombi yalla ganesi namma Helu borombi yalla barkel namma Yone nama mayegle fune bane kham Senhor, bufala-nos com botama, bocume. Senhor, bufala-nos com botama, o bebê. Que recebi da vida eterna. Oh, Senhor. Senhor, bufala-nos com botama, bocume, botama, bobibi. Que recebi na tene fome e na tene vida eterna. Oh, Senhor, Senhor, bufala com botama, botama, bebê. Que recebi na tene fome e na tene vida eterna. Amém, que pode me dar, que recebi na tene vida eterna. Fome e na tene
de vida eterna. Signor, bufalo kuma, botama, bokume, botama, bobidi. Igirisibi, ikana telefomi, ina tene vida eterna. Signor, Bufalo kuma, botama, bokume, botama, bobidi. Igirisibi, ikana telefomi, ina tene vida eterna. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Jërëjëf yàlla ñu di la gërëm ci bés bi ñu may di la sant te di la jaamu bàyyi nañ yëpp ci sa loxo teg ko ci loxo Mariama mu jébalal ñu ko doomam ji Yesu Krista ñu daldi ñu ko tasaare ci seen Michael di ak Angel seen Raphaël seen Gabriel gaañu seela ñi ñëpp fàttewuñ nag suñu yaay mamam Mother Teresa ak suñ maam Saint Pope John Paul waaw di leen nuyu nag di leen ndokkale nag tey moom dañ leen a ndokkale ci suñu benn doom suñu jarbaat suñu sët kooku mooy kan ñu di ko ooyee Father Peter Stephen Lopez ma waxaat ko Father Peter Stephen Lopez lu xew Father Lopez day dafa doon laabe ba yàlla may ko 20 at ci laabe yaa 20 years in the preschool gërëm naa yàlla sant nañ yàlla ma mel ni de man dama tiit sax kër Saint Teresa's Fanny Silva mi nga xam ne cousinam la ndeysaan Henry Silva jur ko Churchill moo téye woon lectionary ba mu ma mel ni maa ngi gis Fanny ak lectionary ba booba nag Father Peter Lopez ponkalambul nii mu em rafet ndeysaan keroog dama jooy ndik man Father Peter Lopez yaa Ili Silva ko jur ak papaam Lopez yaa Ili suma bàjjen Aret Umadi mi nga xam ne per balaa def li meloon ni daayis moom lañ leen a dàkkantalee ak suma bàjjen Awa Umadi mi jur Gabu Ndaw ak yaa Lisa Ndaw ñoom ñoo daan def per yi ñoom ñaar Aret Umadi sëy ak ku ñoo ooyee Pero Silva siix la Peter Paul joolaa yi mënu ñoo wax peel mu ne ko feelu ndeysaan ba nga gisee nag feelu suma bàjjen Aret Umadi daal di jur yaa Ili Silva mi bàyyi Lopez bi le teg ca Anna Marie Silva suma jàmba de ca North Carolina ca doomam ya ca njóobeen ya ci 2014 mu ma fekk Amérique kookoo di Anna Marie nga daal di ca teg nag suma jàmm bi ma gën a bugg ci suma xol mu di Fanny Silva mu ngi dunda am na 84 years ndeysaan Fanny moom suma papa Sam Goddard suma rakki papa moo ko yar moo tax muy maa ooyee yaayu ndik Sam Goddard yaayu la ma daan ooyee moo boot Manuel Goddard ki toppa ci bébi Sierra Fanny Silva moomu sa tante Lopez moo boot Manuel mënu la wax Fanny Silva mu ne Fanny Silvaat jërëjëf nga dal di ca teg ku ñoo ooyee kan Wero moo di suma morom Wero Silva di tanti Lopez benn tey nga dal di ca teg kan nga teg ca nag benn góor rek la Pero am moo di Paul Silva jëkkëri Ndeela di ko ci boori magam Fanny caat xoli yaayam nag tudda Marie daal di tudda Mrs Carvalho mami Leena Tita Bébé yar ñoo jur Father Peter Lopez ñoom baa jën Sukunda Mrs Sukunda Lopez uyaa bokkaak Sukunda Ashcroft mbokka ak Baye Lopez ndey ak Baye kii moo di Father Peter Lopez nekk xale bu yaru xale bu teey xale bu mun a defal mag yàlla boo am sa naqar dem ca Father Lopez ba jooy su la ko oyofalee dangaa foog sa ne kii de li ma wax sa safu ko fekk mu ngi laa dalal kii mooy xale bu góor laa ba biy dalale Father Lopez sel na la yàlla dalal nga nekk ci nag man li ma gën a neexati ci moom dafa mun li ma bugga mooy lan xale bi la su demee Rome di jàngal latin
di jàng italien su la defalee mees ci latin dama doon wax Bishop Sagna de mii di maami Fada Todi Sonko Bishop Sagna waaye xale bi le man de dangay waaru su la defaree préface vers dig ñu mees doo bëgg a jàngu ba jeex mun na ko làkk bi set na jàng na ko ba su ko wax di nga xam ne daf ko wax ni ma waxee olof ndax sax kii gënu la dégga latin bi ci olof léegi sax su ñëwee ci Pater Noster nag moom Awa Fada bi Lord Jesus Christ you said to your apostles I give you peace daf ko wax yëpp ci latin man damaa jëkkee dégg mu naan Dominus Jesu dixit xaw ma naka ba ma réer ba pare nag mu tegal ma ci Pax Dominus sit semper vobiscum oya moo tax ma ne la tues Petrus et supernam Petram edificabo ecclesiam meam keroog ci sabadi bi dookale naa la ko ci Facebook bi loolu mooy lan tues Petrus mooy daawaat Peter upon this rock I will build my church and the gates of hell shall never prevail against it and I will give you the keys of the kingdom of heaven jërëjëf démba Hot FM radio ci fàttaliku démba bi ñoom am betta ak man may nañ la ay ñaan may la ay woy mbokki chrétien yi téléphone may nañ la ñaan biñ ko tëjee démba mooy yàlla la taanal jógal dégg nga ko dégguloo ko dinañ la ko wax yooyu yëpp defal nañ la ko di la ñaanal gis nañ li nga def fii ci Blessed Sacrament man nag maa dëkk fii next to Blessed Sacrament su ma waa kër ñoom Albert ñoom tanta moom Fadal Tooma la ko ooyee moom la fees Albert Lopez san ko ooyee naka la laa ooyee Albert Alberto Fujimero xawma la nay loolu bugga suma waa jaboot maam joojo di lekk co foofu waaye man xam nga man bàyyi faali fële laa dama dee def about toon dem jàppale ji Banjul kattu dal kenn desatu fa gis naa li nga def ci xale yi gis naa li nga def ci Albert mii yaa tax ba mu nekk saala anti seera bu ndaw keroog ba mu defee fausse communion di next week lii ci tuddee leen moo de prétus sa Fada prétus gis naa li nga def ci xale yi ca ba tey xale yaa ngi koo def fii jërëjëf ñu daal di lay yóbbu GPI nga dem jàppale ji Kaabu Fada Kaabu nga ne tey mu neex li nga sumba Radio Veritas bi nga sumba dina taxaw de ca dina taxaw ndiki yow ni nga mel la xeebuloo kenn fuñ la oyee nga ñëw suñoo ubbi boutique ñu oola nga dem suñoo ngentee Amerika ngente baa nga Amerika nga sol sa sutaan nga ñëw wis ñu yaa ngi ci wis ma ndox rek guddee bëccëg suba ngoon bët kër yi ma fii nga ma romba ci estate bi maa ngi laa yuxu ku ne ba di kaasa yaa nga sol sutaan yaa ngi nga romba estate xam ma fooy dem ndax ku feebar ngaa dem ndax néeg ngaa ubbi ji yaa ngi ubbi néeg yaa ngi ubbi sampa yaa ngi def foundation yaa ngi dem ci ñu feebar ñi yaa ngi diw ñu dee ñi Lopez seen na la yàlla def mag yal nga sut arrêt u ma def ñu jur sa ndey fan burmet ñi kontaan nañ ci yow du burmet ñi sëriñ yi kontaan nañ ci yow ndeysaan ñeneen dénomination yi kontaan nañ ci yow bul yooxi de sa kurwaa bi dis na waaye yow antan nga ko de ndaxte mu ngi mel ni size si daala yow su fekkee ne size 9 ngaa sol soo jëlee size 8 daf laa xat du dugga soo ko solee it danga koo yëg ci sa biir xol bu metti soo jëlee size 10 mu lopox daf lay ëppa nga daanu ci suuf koo gis kurwaa bi la yàlla jox rek danga ko antal léeg-léeg bu sew bi nga ne dafa sew mooy sa size yow nag xaw ma la nay sa size si kurwaa de waaye antal nga ko ca ñu ngi laa jàppale ñu ngi laa ñaanal jërëjëf man de duma eewu suba ci dégluwuma la ngay ñoo wax luñ xam ak luñ xamul bët ka déema rek nga ñëw seen bénédicte ci bénédictine monastère ndeke seen bénédicte xam naa ne moom moo amoon monastère ba waaye man Kër Moussa 1993 laa door di fa dem amul kenn ku ma fa xamul suma mbokki laa ba yaa nga ne le dee suma doom baa nga ne le Malick ndeysaan oya Jean Baptiste 32 years la am dee
keroog rek la kii dee ndeysaan borom leket ga cousine yi Marie Diène ba François ak ñeneen waaye musuma xam ne Kër Moussa mois yi moom si dee di bénédictine li yow yaa tax ma xam ko bër bu set nga jàngal ñu man it ak léegi waaye man it léeg-léeg ma jàngal la de du xam nga ñoom seen Philomena yooyu yaay sumati ca waaye man it léeg-léeg ma ñëw jox la ñaar ñetti kàddu yal na la yàlla def mag yàlla nga fi toog ñaanal naa la ne yàlla nga tànn ay waxambaane yu bare ñu topp ci sa tànk yi topp ci sa gannaaw yi ñetti at yu nekk nga indil ma ñeneenti laabe ñetti at yu nekk ca di nga ko def ci mun nga ko gis naa li nga def ci xale yi jërëjëf ñu dey amuñ dara luñ la wax Lopez baax nga Lopez bugga nga nit waaye Lopez teru nga waaye nag ku nampateem sa ndey de yow soo yarul rek ñu laaj la ko arrête Omari dafa nampal yaa ilisil ba mu nampal la noonu rek nga mun a mel sa tante yi wóor la ñoom mami leena maa ngi leen a ndokkale Paul Silva yaa cerees nga ne yow dangaa seetlu léegi bambara nga 10 pounds nga seetloo yow doo bambara de yow ñaago nga sa yaay mooy bambara Paul Silva maa ngi laa ndokkeel Fanny suma jaam bu baax bi maa ngi laa ndokkeel doomi Anna Maria ca North Carolina ak Atlanta maa ngi leen a ndokkeel doomi mami leena yi arrête Omadi ma ca America maa ngi leen a ndokkeel kelun tàng maa ngi laa ndokkeel suma jëkkër ji ci seen cousine bi ku bugg a lim rek juum maa ngeen ndokkeel bébi séera ndaxte gannaaw gi bébi séera dafa nangu yaa ili ci suñu loxo maa lii na mu féetoo yaa ili Silva man maa lii na ko rek ul fii ñu féetoo fan yi bébi séera ndokkale naa la ci sa doom bi lii na maa ngi laa ndokkale Godat Kunda yi maa ngi la Manuel Godat ca America yow mi nga xam ne yaa ni Fanny Silbaat ñu ngi laa ndokkeel yéen ñëpp ñu sànni faada ñaan ba maa ngi téye et nga góorgóorlu dooree góorgóorlu rek man day dénkaa naa la suma boppa man itam góor bu set nag soo ñaanee dinaa la ñaanal waaye yow itam ñu ngi sàkka ñaan ci yow ñu ngi la wur ñu ngi la boot ñu ngi la roganti bootu waaye jël nañ bootu Mariama mu seela ni mu boot la roganti la balaa ñoo jot ci yow Lopez ku baax nga góorgóorlu metti na de mënoon ngaa dem jàngi lawyer ak docteur yaay boo wax ne sa doom nekkalaabe mu ne suma doom nekkalaabe yéen ngeen ay dof yéen seen yaay yéen seen papa yi bàyyi leen ngeen dem nekki laabe amu leen dara tous ngeen amul sant yàlla te léegi am ngeen mutu kenn wax naa ko fi Fada Wulf moom bébé la amoon Fada Wulf Rayda sant yàlla may leen ak ñaax nag ñu ni fi toog loo leen am ngeen sànni leen ko ay doomi jaambur lañ de amuñ salari amuñ néeg ndeysaan kii GPI la dëkk amul benn sutura ñu ngaa cooj fii ñu ngaa musique ca cooj ba ñu ngaa woy moomu ca kaw ñu ngaa conférence GPI dañ fa dee def ay conférence ñii aw ni ñii aw na leen ndeysaan ñu jox ko si ndogiti néeg bu ndaw su doon keneen fi nekk sampana ñetti cabinet mbaa ñeneenti cabinet di dawal moto bu ko neex ku yaa mu ne dafa toppal la Yeesu wax yal na la yàlla jàppale yow yaag sa ilaabe yëpp laa wax nag ku ya pap doomam nekkalaabe sacrifice ngeen li ki yaay it kat ak kilifa yi baax nañ léeg-léeg nga bëgg a nekkalaabe ñu bañ ne doo nekkalaabe kilifa yi jërë leen jëf di leen ñaanal yal nañu yàlla may laabe yu bare ñu mel ni Fada Peter Lopez ca turu baay ba ak doom ja ak xel mu sell la
On the 15th of July this year, we celebrated with Father Peter the anniversary of his priestly ordination. 20 years of commitment, 20 years of lifting the cup of salvation in the Catholic Church, in the Gambia, and the world over. But how did it begin? How did Peter begin that journey of 20 years in the priesthood? And how has it been for him? I would like to share a little bit of Father Peter's story from my own recollection. I have not spoken to Father Peter today or yesterday, but I just want to make my own recollection. Even Joe Cotton asked me to do so. I remember I first met Father Peter in the junior seminary when he came for what we call come and see. Maybe we had met, but I didn't pay attention. Maybe we had met at Savas football tournaments and things like that. He's a little bit younger than me, about 4 or 5 years younger than me. But it was when we were just about leaving the junior seminary in Lamin that they were beginning to come. Usually in St. Peter's seminary, you come, before you join, there's a program that they call Come and See. So Father Peter was coming to see. One evening he came along and I met him for the first time. In fact, I was given the responsibility of inviting them, himself and some of his friends, of inviting them to come, because first you make an application, and then when your application goes through, the rector invites you. It was the time of Father Konate who asked that they be invited, so they came and we met for the first time, and he was only in Form 2. And then by the time he came to live in the seminary, I had moved on to the senior seminary, and later on he joined us in the senior seminary. This should have been in 1991, I think, when Father Peter really came to join us in Sierra Leone, and he was in St. Kizito's, and Father Peter studied with us in St. Paul Seminary in Sierra Leone, and later on he continued his studies in Ghana. Because of the war years, we all transferred to Ghana. So Peter studied in Ghana, in St. Paul Seminary in Accra, and later on in St. Peter Seminary in Cape Coast, Pedu, in Ghana. And after successfully completing his academic and spiritual formation, Father Peter was ready for the diaconate, and he was ordained to the diaconate in 1999 in Ghana by Bishop Sapong, who ordained most of us deacons. When we were studying in Ghana, most of us were ordained deacons. So Father Peter was ordained a deacon, and a year later, in the year 2000, the millennium, his ordination was very special because it took place in the year that was also a special year for the humanity, the millennium, when we celebrated 2,000 years of evangelization, 2,000 years of the birth of Jesus. And Peter was fortunate to have been ordained that year by Bishop Emeritus, Bishop Michael J. Clare, CSSP, on the 15th of July 2000. You would notice that many of the priests were ordained before Peter in those few years were ordained in November. Peter happens to be alone in the month of July. It also makes him special because he was ordained on that special year, the year of the millennium. It was a year of noise, a year of celebration. Everybody celebrated. It was a jubilee year. People went on pilgrimage to Rome because it was a jubilee year. So Peter was ordained on a jubilee year. The church celebrates a jubilee every 25 years, and so he was fortunate to have that blessing of the jubilee year. He was ordained that year. And shortly after his ordination, Peter was sent to work in Bansang. So he is like a pioneer in that. When people are ordained, they walk around with some senior priests for a few years and then they go on mission. And Peter was given that challenge immediately after his ordination. He was sent to work as parish priest in Bansang, and he worked there for about 2 years, and then he was transferred to St. Charles. And in St. Charles, really, he came and really transformed that parish. Peter is a mover, Peter is an action man, and he came and helped that parish to become the vibrancy that we see in that parish today. Father Peter is one of those who really
gingered that spirit of vibrancy in that parish. So he worked there for about 2 years, and as he worked there, he also started working here at the GPI, and he was introduced to the communication department because he was being prepared to go to Rome to study communications. So after 1 or 2 years in St. Charles, Father Peter was sent away to study in the Pontifical Gregorian University in Rome. And he spent about 4 years there studying communications. So he's an expert in communication. He did a licentiate degree there in communication. To get a licentiate means somebody who can teach on behalf of the church. So he has that authority to teach on behalf of the church. So you get a licentiate. So he got it's something like a master's degree. In the other European countries, it could be equivalent to a master's degree, and Father Peter is very much grounded in communication. And when he came back from Rome, he worked in St. Therese for a year, while also working in St. Peter at the GPI here as coordinator of the communications unit of the GPI, and then. After 1 or 2 years in St. Therese, he also worked at the Blessed Sacrament, where he took over as parish priest there for a number of years. I think he was there for about 6 years, really to gingering that spirit of vibrancy that we see today in the Blessed Sacrament parish. Father Peter also worked there very, very conscientiously and helped to grow that parish after he took over that parish. I think the first parish priest there, really the one who opened that parish, was Father Sonko, but Father Peter took over from Father Sonko and also continued in the line of Father Sonko to make that parish a vibrant parish, an active parish, a parish where Christ is adored, Christ is worshipped, and Christ is glorified. So we thank him for his work in those few parishes that Father Peter worked as a young man and now as a mature man now. He worked in, like I said, he worked in Bansang Sacred Heart Parish, he worked in St. Charles Parish, my own parish, my own home parish. Then he worked in St. Teresa's home parish, because Father Peter belongs to St. Teresa's Parish originally, that is his home parish. And then he worked in Blessed Sacrament. And ultimately now he works here in the GPI as the director of GPI and ultimately as the coordinator of the communications unit of the diocese. So he's in charge of the communication wing of the diocese, but also doubles this work as director of the GPI. Today, even as we thank God with Father Peter for 20 years of faithful service and faithful ministry to the church, I want to let you know that in Father Peter we have a priest who is zealous, a priest who is active, a priest who knows what he does, a priest who is very, very inspirational. If we can count the inspirational priest in this diocese, Father Peter would be among the top ones. He has the zeal, he has the exuberance, he has the enthusiasm for the work, and he is very inspirational. He inspires fellow priests, he inspires lay people, he inspires young people. When you see Father Peter, you want to be a priest. Today, as we thank him, we thank God for 20 years of his priestly ministry. We want to thank him. I would like to thank him on behalf of all the priests for all he does. He does so much. In this country we are not so many. Priests do so many things. Father Peter does so many things, but he does them extraordinarily well. And so, even as we glorify God for him, we also want to thank him for all his enthusiasm, for all the work he does. And he is like a pioneer in so many things. At the moment, through his leadership, we are about to have a Catholic radio station. So you see, when he goes to a place, he leaves a legacy there. And so today we remember him and thank God for him. We thank God for his parents who allowed him to venture into the unknown, the ministry of the priesthood. We want to thank all his friends and relatives who support him. We want to thank his parishioners. We want to thank all the people in this world who support Father Peter in his work. And I pray that people will continue to support him like we do support every priest, and support him and continue to encourage him so that he continue to lift us up spiritually. He is one of those priests whom I like to listen to when he preaches. He preaches very well,
and he touches hearts and souls. He speaks to me anytime I hear him speak before the altar of the Word of God. So today I want to thank God for his wonderful sermons, but also thank God for all that he does. For he does it all with all his heart. Today we pray for him. So join me in praying for Father Peter at this moment. Heavenly Father, we thank you for Father Peter Lopez, for the zeal and the exuberance you have given him. When I see him, always I think about Peter the Apostle, who also was full of exuberance. Father, Peter is a happy guy, and I pray that you may continue to make him a happy priest, a joyful priest, a grateful priest. Touch his heart, Lord, each day, and continue to fill him with your wisdom, with your energy, with your inspiration, so that he will continue to be a priest after the heart of your Son Jesus. Father, fill him with wisdom, fill him with love, fill him with courage each day. Shepherd him and guide him. Keep him away from the power of the evil one, and make him a disciple of love, a disciple of grace, a priest after your own Son, Jesus Christ. We pray in the name of Jesus, your Son, who is Lord forever and ever. Amen. Happy anniversary, Father Peter. May God bless you, so that very soon we will sing and dance for joy at your silver jubilee, and ultimately at your golden jubilee. In Jesus we pray. Amen. Busambuga